léegi bi fa feebar bi jógee ñëw dugg si biir Europe propagation bi gaaw mu sonal waa Italie sonal waa Espagne France idem ñooñu di am des centaines de morts par jour xam nga loolu kon comme dal da ngay tiit parce que avant muy egsi Sénégal waa Sénégal dañ doon yeewu dégg ñu ne Chine des centaines de morts ñu ngi dee par jour Italie des centaines de morts ñu ngi am par jour France même chose Espagne même chose ba bu mu àggee États-Unis tamit la même chose ak yeneen dëkk ay Iran yeeg yooyu yëpp sonaloon na leen léegi nag bi ñu amee cas importé bi benn tubaab boo xamante ni il vit à Dakar ñëwoon vacances France dem yóbbu ko fa léegi nag sénégalais yi dañuy tiit parce que ñun xam nañ suñ bopp xam nañ ne maanaam amuñ ay hôpitaux yu baax digne de ce nom nous n'avons pas de bon plateau médical donc bu propagé woo foofu noonu ñun ñëppay dee comme réew yi nga xamante ni ñoom dañoo am doole muy France Italie Espagne États-Unis ba Chine ñoom affaire bi sonal na leen ñuy am ay centaines de morts par jour comme ñoom ñoo mënul maîtriser affaire bi waxuma la ak nag ñun ñi nga xamante ni nous sommes des pays sous-développés léegi nag loolu moo tiitaloon ñu bëri moo tax bi affaire bi duggee Sénégal autorités yi lu ñu njëkk a def mooy il faut que ñu annuler tout ce qui est manifestation que ça soit religieuse sportive politique ak yeneen parce que feebar bi mu ngi développé woo ci ay rassemblement léegi nag bu ñu waxee autorités religieuses yi muy xalif généraux yeeg imam yeeg association des imams et oulémas du Sénégal na leen feebar bi dugg si na Sénégal te propagation bi dafa gaaw te rassemblement moo koy joxe te jumaa yi ñu fay nekk dañuy rassembler wu toujours jegewante sàppe yi dañuy sës te loolu moo rey waa Chine bañ dee rey waa Italie bañ dee rey waa Espagne bañ dee rey waa France bañ dee kon nag ñun suñ moytuwut feebar bi nu mu propagé woo ci dëkk yooyu dina propagé woo noonu au Sénégal te ñun nous n'avons pas les moyens xam nga loolu koo ko wax dafay tiit léegi nag ñu ne léegi il faut qu'on ferme les mosquées léegi nag imam yi xalif généraux yi ñi nga xam ne jàng nañ diine ñu référé wu nag ci hadis yonent bi nga xamante ni moom mooy wax ne su mbas amee wala lor nar a am man ngeen toog seen kër ngeen jullee fa ñoom boroom xam-xam yépp loolu lañ génn wax ko ñu ci ëpp donte am na nag ñoo xam ne opposé wu nañ ne ñoom ànduñ ceeg yooyu noonu waaye nag loolu mënul ñàkk parce que yonent bi wax na ne ixtilaaf ummati rahma uuteeg sama xeet yërmande la donc kon ñoom fuñ ko teg ci xam-xam lañ ko teg muy association des oulémas et imams du Sénégal muy xalif généraux yi nga xamante ni ñoom accepté nañ li nga xamante ni yonent bi wax na ko nangu nañ ne diine prévoir na yooyu su lor naree am nañu toog suñu biir kër yi ñu jullee fa parce que am na ñu nettali sax na yonent bi taw rek taw tax na mu wax Bilaal na ko waxal gaay ñu jullee seen kër sallu fi buyutikum jullee leen ci seen kër yi kon ñoom ils avaient raison fu ñu ko tegoon baax na waaye nag ñu gis ne propagation bi comme ni mu gaawee ci pays européens yi nga xam ne laal na leen ak ni mu gaawee Amérique na mu gaawee woon Chine nga xam ne fa la jógee mais gaawee wu ko Sénégal noonu propagation bi donte bu ñu sañoon Sénégal loolu du fa am mais gaaweewul noonu kon ñun yàlla suturaal nañu parce que boo jëlee tey Italie jël France jël Espagne ñoom ci 2 mois yi fa coronavirus bi nekk chaque jour bu ñu xëyee dañuy am 700 morts 600 morts Espagne am na benn jour boo xam ne c'était un dimanche du ma ko fàtte mukk xëy nañu am 1000 morts Espagne kon ñun yàlla suturaal nañu ba ñun ci 2 mois yëpp je touche du bois 15 personnes lañu wax ne ñoo ci génn àdduna te propagation bi taxul mu gaaw maanaam ci ay 1000 cas lañ toll instant bii nii kon déjà war nañoo xam ne yàlla suturaal nañu propagation bi ni mu mel Europe melu ko Sénégal
kon début bi lu tax ñu dem ba tëj jàkka yi mooy ne dañoo tiitoon paniqué parce que dañoo foogoon ne feebar bi fu mu dugg rek day propagé wu comme nu mu propagé wu Chine propagé wu ko ay Italie ak Espagne ak France ñëpp loolu lañ foogoon. waaye nag nguur gi man dama jàpp ne dafa war a privilégier waxtaan parce que gis nga jullit tëj jàkka dafa diis trop ci moom. tëj jàkka dafa diis trop ci moom te man début bi comme ni ñëpp paniqué woon tiit ba ne gaaw nañ gaaw tëj jàkka yi gars yi sëkkandiku ci hadis yonent bi man mii ci laa bokkoon mais instant bi dama jàpp ne war nañ mën a toog ñu waxtaan ñu trouver consensus parce que ay incident lay commencé di jur nii te li nii mën na mujjee foo xamante nii wax dëgg yàlla du baax parce que mënuñ nekk ci crise sanitaire di xeex ak coronavirus ba pare nekkaat di xeexaat suñu biir li nga xamante ni dañ koy bañ muy continuer di am tey parce que démb bu ñu convoqué imam Mohamed Niass bu Léona Niassène bu ñu ko convoqué police mais waa Léona Niassène nag waa Kaolack yëpp dañoo màbb dem ci buntu police ba kenn ñu ci takk masque bariwul ñu rassemblé wu kon déjà li ñuy bañ ci jàkka yi am na ci buntu police bi moo tax ma ne état bi li mu war a def dafa war a jiital waxtaan na privilégier dialogue parce que waxtaan dafa baax guerre yi gën a tàng tey ci àdduna bi sax gars yi dañoo mujj toog autour d'une table pour am consensus ba juboo te loolu c'est très important comme léegi ñu bëri jaral na leen tey ñuy wax wala jaral na leen ñu braver décision wu état bi dem di julli mais na état bi waxtaan ak ñoom préfet yi ñu ngi ci région yi ñoom ñoo représenté état bi foofu ak gouverneur ñu waxtaan ak imaam yi su dee xalifa bi la ñu war a waxtaan ñu waxtaan ak moom na leen léegi mën nañ commencé ubbi waat jumaa yi mais il faut que mu am ay mesures d'accompagnement léegi mesures d'accompagnement yooyu noonu il faut que tamit nit ñi respecté ko parce que kenn ku nekk rek xeex bi da nga ko war a def sa xeexu bopp pour ñu daan coronavirus bi mesures d'accompagnement yi lan la mooy geste barrière yi il faut ñu respecté ko mooy ne dafa am nombre de personnes yoo xamante ni ñoom ñoo war a dugg ci biir jumaa ji ba pare képp koy dugg ci biir jumaa ji da nga takk masque nañ teg ndox ci buntu jàkka ji ak saabu ku ñëw raxasu dugg su fekkee ci jumaa yi gën a mag la yi gën a fës nga xamante ni ñoom nee nañ danañ julli par force te dafay indi problème ñooñu ñu waxtaan ak ñoom jéem fa teg benn policier boo xamante ni moom mooy veiller ci loolu ku ñëw mu exiger la na la ana sa masque exiger le masque nga takk sa masque ci kanamam raxasu sa ay loxo dugg distanciation bi tamit ñu respecté ko au niveau de la mosquée à l'intérieur de la mosquée mais loolu c'est très important et c'est très simple parce que am na ñoo xamante ni tey ñoom pare nañ pour dee parce que ñoom nee nañ mënuñoo tëj jàkka yi pendant des mois te duñ ci julli te problème rek lay indi léegi balaa càgg état bi nañ jéem a privilégié waxtaan dialogue man démb convocation bu ñu convoqué imam Mohamed Niass je tiens à préciser que ne ñu bëri ñu ngi doon wax ne le khalife a été convoqué mais loolu c'est faux xalifa bi kenn convoqué wu ko xalifa bi moo jox ndigal imam Mohamed Niass pour mu julli juma mooy Serigne Cheikh Tidiane Oumayma Niass léegi bu ñu convoqué Mohamed Niass pour mu dem uyu ji ci la xalifa bi wax ne day ànd ak moom bu ñu ko téye moom ñu téyewaale ko parce que moom moo ko jox ndigal waaye nag dafa am yoo xamante ni bu xewee dafa am wax yoo xamante ni jarul di wax parce que dafay yee fitna wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaassa gis nga fitna boo ko yeeyee affaire bi buy law mën na laalaale sax ñoo xamante ni ñoom seen yoon nekku ci moo tax duñ tollee ci yenn situation yi dafa am yenn wax yoo xamante ni dafa sensible jarul di wax war nañ mën a julli ci jumaa yi war na mën a nekk mais nag dafay am ay mesures d'accompagnement te mesures d'accompagnement yooyu noonu dafa laaj ñu respecter ko képp koo xamante ni mën nga respecter mesures d'accompagnement yooyu ñu bàyyi la nga julli parce que am na ñoo xamante ni instant bi ñu ngi julli
mais suñu naree orienté affaire bi yóbbu ko naan ay Touba julli nañ waxuñ leen dara ñeseen ñi julli ñu convoqué leen mais loolu tamit c'est une erreur. dafa am yoo xamante ni dafay yee fitna jaru ko. man pour man bu ñu nekkee ci dëkk bu mel ni Sénégal yàgg dëkk ci jàmm tarixa yi yàgg nekkee ci jàmm am na moment yoo xam ne bu ñëwee jarul ñuy wax yenn wax yi pour jaxase tarixa yi jaru ko. état bi rôle bu mu war a jouer rek mooy na privilégié dialogue dem waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal teg mesure barrières yi ne leen kat carrément geste barrière dañ ko war a respecter ba pare julli te coow du jub bal du tàkk. Sénégal tey nañ sant yàlla feebar bi mu fa duggee ba léegi bon kenn du xeeb nag ay dee moor moom kenn du ko xeeb 15 personnes ñoo ci génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm waaye da ngeen di xool tey ay pays européens yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ëpp doole ñoom feebar bi nu mu leen def propagation bi nu mu gaawee woon foofu kuy xëy di enregistré ay 700 morts États-Unis di dem ba ay milliers de morts par jour. kon nañ sant yàlla bu baax a baax te xam ne yàlla suturaal nañu te bu leen fàtte tamit ne am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi dee ci lu nekkul coronavirus. Sénégal tey mën naa am avant coronavirus bi dafa dugg ay 100 personnes daan nañ dee par jour ci yeneen feebar. mais parce que dañoo nekk ci crise sanitaire di guerre ak benn virus muy coronavirus léegi état bi décréter état d'urgence am teg ay mesures am di sensibiliser nit ñi à chaque fois ñuy informer nit ñi di leen wax ne leen ñii ñoo génn àdduna am nañ nombre de cas contact am nañ ay nombre de cas yoo xamante ni ay cas communautaire lañ di informer Sénégalais pour ñu mën a moytu. mais am na yeneen feebar yoo xamante ni ñu ngi Sénégal te yàgg nañ rey nit ñi te kenn du ko xam kon ñoom war nañ xoolaat seen communication ba pare comme feebar bi propagation bi gaawul Sénégal comme ni mu gaawee ci yeneen dëkk yi ñu xool tamit nan la ñuy organiser waatee affaire ba nit ñi mën a delluwaat seen ay occupation mais nit ñi bu ñuy dellu seen ay occupation nag da nga leen di exiger masque ñu respecter mesures barrières yi. lépp loo xamante ni manifestation la boo xamante ni dafay rassembler des milliers de personnes nga ne loolu ajani nañ ko jusqu'à nouvel ordre mais nag jàkke yi ubbi leen organiser wu leen seen biir moo gën parce que affaire bi ça risque de dégénérer quoi problème la fi nar a indi te démb waa commissariat bu Kaolack man pour man erreur bu mag la ñu def parce que ñoom ñoo gën a xam ne lépp lu jëm ci wàllu këru diine boo ko laalee Sénégal day indi problème gars yi dañuy jóg. am na ñoo xamante ni convoqué nañ leen fi te luy am Kaolack démb amut fa mais parce que këru diine la moo tax dafa am ay taalibe yoo xam dañoo bootu ci ñoom te xam nañ Sénégal taalibe yi ak sëriñ yi seen diggante nu mu mel donc kon loolu ñoom ñoo waroon a moytu commissaire bi jóg demal boppam gis imam Mohamed Niass gis xalifa bi ñu toog ñu waxtaan trouver consensus te kenn du yëg mais soo convoqué ñu ne convoqué nañ xalifa ba convoqué nañ imam bi mais ñëppay jóg te xalifa bi sax convoqué wuñ ko woon le xalif n'a pas été convoqué dañoo convoqué Mohamed Niass xalifa bi jóg ne moom moo ko jox ndigal pour mu jiite parce que moom mooy xalifa bi léegi day ànd ak moom bu ñu ko tëjee ñu tëjaale ko mais loolu problème lay indi man daal état bi lu ma leen di ñaan mooy nañ xam ne imam institution la ci l'islam du caaxaan imam institution la comme Macky Sall nu mu nekkee institution ba ku wax Macky Sall dara ñu jël si la gis ngeen Abdou Karim génn na attaqué Macky Sall jàpp nañ ko parce que nee nañ dafa offensé chef de l'état bi xam naa loolu après chef d'inculpation yi lañ ko nar a teg offense au chef de l'état wala incitation xawma lan ala seen wax yooyu ñuy wax rek quoi waaye daal gis nga intimidation bi jàppaate bi loolu mënul faj dara gis nga bu ñu nekkee ci crise sanitaire dañoo war a nekk benn ñun ñëpp état bi moment bi jarul muy utiliser ay force nañ négocier parce que négociation tamit dafa baax privilégié waxtaan dialogue parce que Sénégal tamit ñun ñëpp a ko bokk mais boo fi naree nekk di jël ay imam di leen convoquer ci commissariat yi parce que dañuy julli mais loolu tamit déggin bi tamit dafa du rafet dans un pays boo xamante ni 95% musulmans moo fa nekk il faut qu'on se dise la vérité nag nañ waxante dëgg quoi nañ waxante dëgg tey jii su fekkee da nga nar di convoquer imam yi
am ay policiers yoo xam dañuy fekk ay imam seen biir kër ñuy julli ak seen njaboot ñu def répression seen kaw di leen dóor mais loolu nit ñi niñ koy déggee du rafet. dañ ñuy delloowaat ci temps yi tubaab ya ci temps yi colonisation ba temps yi ñuy ñëw di def répression ci sëriñ yi di jàpp ay sëñ Tuubaa yóbbu ko di ko exiler di ko convoquer ay ndar te wax dëgg yàlla foofu waratuñ fa toll nag instant bii nii ñun instant bi dañoo moom suñ bopp nous sommes indépendants foog naa ne souveraineté am na fa ci li ma foog donte am na ñuy wax ne sax indépendance bi moom des na waaye nag ak nu mu mënti demee rek nous sommes indépendants suñu réewu bopp lañ quoi. en tout cas daal di convoquer ay imam institution la ci l'islam imam yi ñoom ñooy jiite jullit ñi imam yi ñooy takk sëy yi imam yi ñooy jullee néew yi imam yi ñooy tudd doom yi ñooy xamal seen nit ñooy xamal nit ñi seen diine. donc bu ñu nekkee dans un pays boo xamante ni 95% musulmans moo fa nekk imam yi nag war nañ leen a jox cër tamit moo gën ñi xaaw yi seen ay sutura parce que jaru ko ñoom ni ñu nekkee ay autorité ñoom autorité étatique noonu lañu amee ay autorités religieuses les khalifes généraux ay autorités religieuses lañ imam yi kazalika mais il faut que ñu respecter loolu. soo naree def benn affaire nga xam ne lii dafa nur a jur coow ñu gis diggante sëriñ ak taalibe ni mu mel taalibe lu leen seen sëriñ jaral su dee ci benn koñ la ñu gis lu leen seen imaam yi jaral mais yow commissaire bi jógal nga dem soo demee nga rencontré imaam bi rencontré xalifa bi ànd ak sa ñaari policier soo leen demee ngeen toog ngeen waxtaan wala préfet bi def loolu parce que moom moo représenté état bi foofu noonu ci région ba. man daal loolu laa jàpp ne daal loolu moom moo gën daal di convoquer ay imam nañ waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal wax leen ne leen mën nañ ubbi jàkke yi respecter gestes barrières yi di julli ci biir ku nekk sori sa morom lu tolloog 1 mètre takk sa masque ñu xool ñaata personne ñoo war a julli ci jumaa ji su dee naafila yi même chose su fekkee julli ajjuma yi tamit même chose man daal xalaat boobu noonu laa ci am donc ma ne woon dinaa